mais wax dëgg yàlla mais tey xam nga ni bokk na ci li ñu gënoon amal solo tey muy pétrole bi nga xam ne feeñ na gis nga tey ni ko mbas mi def. naka la ko non par exemple ci valeur pétrole bi xam nga ni fa mu eggoon léegi eggatu fa bari na tey loo xam ne ñi ngi koy wax am na ñoo xam ne ay investisseurs la ñu woon dugaloon nañ ci seen yéene wala dara ñu ngi xool nuñ ciy génne waat ndax jàpp nañu ne lañ ci yaakaaroon mën na gën a compliqué. waaw loolu xam nga campagne la rek xam nga pétrole bi dafa bare woon coow ba nga xam ne ñu naan yéen ko joxee baaxul ñu ne leen waaye liggéey jeex na nag cat dugg na ci li ngeen doon wax yëpp pétrole bi baaxatul am na ñoo xam ne recherche nañu amul fii yàgg nañ fi recherche pétrole depuis 1921 ñu ngi recherche fii pétrole yenn saa yi ñu gis yenn saa yi du ñu gis donc pétrole day yéeg di wàcc. en fonction situation bi. li am solo aujourd'hui mooy que énergie pétrole dafa am yu bare yu koy concurrencer. parce que ci wàllu énergie fossile dafa am problème yu mu am ci environnement bi. ñun yàlla defal nañu sutura ñu am gaz yàlla defal nañu sutura ñu am solaire. aujourd'hui def nañ fi ay centrales solaires Sénégal. état bi génnewul 1 franc. pourtant def nañ fi ay centrales solaires état bi génnewul 1 franc ay société privée lañ fi indi ñu ñëw. en contrepartie ñoom luñ ci am en contrepartie non da ngay ñëw. def contrat d'achat d'énergie. Senelec ne la dama lay jënd sa énergie boo produire dinaa ko jënd. d'accord nga ñëw investir créer ay emploi jël sa énergie envoyé ko Senelec. Senelec dugal ko ci réseau am jaay ko. yow nga am ci sa marge nit ñi am ci liggéey village yi nga nekk nga nit ñi mën ci am liggéey loolu am na fii Sénégal. ok te war nañu mën a dem ba 500 mégawatts. tollooguñ fa. ok am nañu solaire wax naa la ko gaz bi mun nañ jël. gaz dafa dugg ci cadre investissement plan public privé yooyu lay dugg. mais non bokkul ak boobu sax bokkagul ak partenariat public privé boobu moo gën a yombati comme ni ñuy def ci autoroute bi mais avant ça ordure bi li nga xam ne mooy mbalit mi ñuy dajale ak mbëbës or la mbëbës pour nga transformer ordure bi en énergie loolu dañ koy def man liggéey naa ci société boo xam ne bi énergie bi ñuy utiliser 19 à 23% en fonction des années ci ay mbalit ay pneus yu ñu for ak ay xottu gerte lañ ko defaree. technologie yi existe na. boobu nag bokkul ak partenariat public privé partenariat public privé da ngay ñëw ne man dey bëgg naa defar autoroute. man maay def lépp ba pare nag man maay jël péage bi pendant 25 ans. léegi péage bi maa koy jël ma fay sama bopp ma fay sama bopp ma bàyyee la infrastructure bi nga moom def nañ ko Sénégal ba mu dox. aujourd'hui renégocier nañu ba léegi état bi dafa dox a dox ba nga xam ne léegi ñu ngi xoolaat nu ñuy def soit dañuy wàññi prix wala ñu seet naka la ñuy defee action yi donc développement réew. kon boobu baax na quoi boobu baax na boobu baax na. ok waxuma ne lépp baax na ci. dama ne système bi baax na. ok développement réew doo ko wékk ci benn tànk ñoom loolu la ñuy def dañ ko wékk ci leb. ñu naan way Sénégal ñuy def ay plan xam lan dem fële daje. ñu ne leen fay nañ leen lebal nañ leen 8000 milliards lebal nañ leen 3000. te lebal bi dee ko dégg. et puis endettement public en plus waxuma la sax privé yi ñu jot a def mooy eurobond yi dem ci koo xam ne kii dafa yor xaalis. nga dem 5 mu ne la 5 mois nga ñëw leb ko doo xam sax noo koy def. je pense que wax dëgg yàlla. ok non saa yi. waaw saa yi yore réew neexul. d'accord waaw d'accord léegi Boubacar wax nga ko dañuy leb mais tey bu fekkente ni yéene président Macky Sall sotti na ba ñu baal leen bor yi ni ñu ko sàkkoo ci ñi nga xam ne ñooy pays africains yi nga xam ne xaw nañu impacté ak Covid 19 bi mais bu boobaa itam dina nekk lu am solo pour yow xanaa. non xam nga baal bor dafa am ñu ko yelloo mu ngi mel ni yelwaan dafa am ñu ko yelloo. yow boo ak sa yére bu rafet bii nga xam ne bu émission bi jotee sax dama koy jox yow ku la gis nga taxaw buntu kër jàmbur naan laara bira naan dañ lay reetaan dañ lay photo di la laaj ay snap. ak l'habit ne fait pas le moine. waaw dama lay wax rek. waaw mais l'habit ne fait pas le moine aussi. mais yelloo dafa mais d'accord nga ci li may wax aussi. déglu rek mën nga ko sol mais terewul aussi nga nekk faqir wala nga nekk miskin wala nga nekk leneen. waaw ni ngay miskinee daal neex. waaw non waxin la loolu. waaw c'est-à-dire bu nga basé wu ci l'habit ne fait bul basé wu ci yalwaan bi wala mbubu rafet bi nga bëgg a wax loolu. waxin nga wax mën na la manit waxin. ok dama ne. bu fekkee da nga nekk pays pauvre. très endetté boo demandé annulation dette da nga koy am. parce que ñun daloon nañu Sénégal amoon nañu annulation dette. boo ci bokkul dafa am situation exceptionnelle yoo xam ne yi li nga mën a am mooy ay moratoire wala nga comme li ñu def initiative ne nañu bokkatuñu ci ñi mun a fay seen service de la dette suspension la ñu demandé. ak conséquences yi ci am yépp parce que bi ñu wàññee bi ñu defee revue pour dégradation dañu wax privé yi ñuy lebal yépp nañu attention de
Sénégal ku ko lebalati itam am nga risque. léegi bu lay risque la aussi. risque la. parce que les taux day yokku. te ñu bëri dootuñu la investir. soo ko seetloo nag fii yëpp ñuy jëm projet yu bëri dina taxaw. parce que donc annulation bi yooyu mooy risque yi aussi. non annulation bi da nga koy yelloo d'abord. ensuite booy demander annulation da ngay am projet de réendettement parce que ki lay annuler da lay lebalaat. nga wax ko li lay lebalaat foo koy dugal ba pare mu mettre la sous surveillance parce que lebal nañ la fayoo ñu baal la ko dañ lay lebalaat surveiller la. Sénégal loolu je pense que loolu erreur la boo xam ne ci même ci wàllu communication ñun non seulement dañu demander endettement ci rajo yi ak ci télévision ak yooyu mais amuñu sax projet pour annuler dette et projet boobu amul benn chance su réussir te dëkk yi nga xam ne ñoo doon ànd ak ñun ne dañ ciy ànd ak ñun dañ leen amee xaalis te baaluñu ñu ko ñooñu bu ñu fekkoon dañu bëgg a baal dañuy wax yéen tey ñun ñooy commencé. balaa ngaa digle sangu ko yow nga sangu donc pour man. mais pourtant muy banque mondiale muy FMI ñoom ni ñuy boo xoolee seen diggante ak Sénégal dañu jàpp ni Sénégal vraiment élève bu am solo la ci wàllu xaalis ak doxalinam da ngay dégg ni nga xam ne noonu la ñuy tàggee parfois Sénégal ak ay finances publiques. waaw xam nga bu fekkee ne yow da ngay lebal nit mu wóor ne boo ko njattee mu fay la da nga koy tàccul waaye léegi benn baram la ñuy tàccoo. parce que ñoom seen bopp ñoo ne croissance bi léegi 1,1% yow Pape Ngagne gëm nga ne Sénégal 2020 dina am richesse bi mu amoon 2019 malgré mbas bi ba yokk ci 1%. waaw loolu mën na jafe moom. mais loolu mooy. loolu mën na jafe loolu mooy croissance su 1,1%. nga am déficit boo xam ne 3% léegi yaa ngi 6,1%. critère convergence yi tax ñuy lebalaate yi nga war a respecter ratio recette yeeg ratio li nga war a dépenser fonctionnement salaire yi yëpp. wàcc nga ne yow fi nga newoon nga ne xam nga il faut dire la vérité au Sénégal. d'accord loolu moo tax ma ne la critique bi ñuy def ñun c'est une critique objective ñun li ñu yëkkati mooy wax nit ñi lii bu nit ñi nag defee leneen bu ëllëgee du ñu wax ne ñun waxuñu ko. léegi Boubacar plutôt consultance bi nga xam ni par exemple wax nga ko que yaa ngi koy def ci yenn réew yi ak yooyu mais pourquoi Sénégal mënu ci bénéficier wu pourquoi wala essayer nga. sa xam-xam moo leen doyul wala lan moo xew ba mënuñu. non Sénégal mu ngi ciy bénéficié man lii laay dundee man suma xam-xam laa mos a dundee bi ma. non fii par exemple. ak le gouvernement lan ngeen def. non man du ma consultant au gouvernement. rôle opposant c'est pas de chuchoter dans l'oreille du gouvernement da ngay indi sa plan ñu indi seen plan ngeen wax population bi àtte. mais yow yaa ma wax léegi Sénégal moo la ñor. oui loolu laa lay expliquer population bi àtte moom tant que li muy def doy na ko. day des ci pouvoir am di def yow nga des ci opposition di expliquer bu élection jotee nga indi sa programme ñu ne la yow la ñu jox bu ñu la joxee nga doxal. moo tax ma ni la. bu demee nag tumbi 19 boobu donc ban njëriñ la am. moom laa lay wax njëriñ bi déjà benn point bi wax naa la ko ñu waxtaan ci man mun naa génne sunu programme tumbi 19 mun na génne alal ci battering bi maanaam échange ressources infrastructure maa ngi ci prévoir 4000 milliards dina liggéeyloo entreprise yëpp. dinañ defaraat assainissement Sénégal bi nga xam ne dafa ràpp comme ni Sénégal fënaxee sax Sénégal secteur yëpp fënax presque. ak say commission non je parle de programme politique programme yooyu laa lay wax ni par exemple. loolu laa lay expliquer bu fekkonte ni. du commission état du Sénégal. non du commission man waxuma pour état du Sénégal def ko pour ma nekk consultant non dama wax ñu def ko comme programme de gouvernement échange de ressources infrastructure partenariat public privé exonération. Sénégal dañuy joxe ay exonération ay 300 ay 500 milliards man exonération yi dama koy yóbbu ci yenn secteurs yi comme tourisme mais exonération bi mais c'est une dépense fiscale boo xam ne bii c'est une perte d'argent énorme am na institution yoo xam ne dépenses yi ñuy def c'est une perte d'argent énorme loolu yëpp mën nañ ko rectifier am xaalis boo amee xaalis nag foo koy dugal xam nga bu dee dañ la lebal dañ la naan fii ngay dugal seen xaalis est-ce que mos nga gis ñu lebal ñu xaalis ne leen dem leen def ko ci càmm ji wala dem leen def ko ci béy bi amul bu ñu la lebalee xaalis dañ koy dugal ci secteur yoo xam ne yi ñoom day liggéeyloo seeni entreprise et secteur yoo xam ne day maintenir sa dépendance parce que bu fekkee dañ la lebal xaalis nga def ko ci mbéy mi dootoo importer seen bagages yi ñuy def ci API léegi ñoom li ñuy importer foofu dootuñu ko indi duñ ko fa dugal bu fekkee nag yow yaa jël sa xaalis ci say ressources def say partenariat public privé mun nga wax fu ñu koy dugal boo demee ci mbéy mi tey def réforme foncière indi sa titre foncier agro-industriel indi sa titre foncier communautaire ne ñëw leen
investir. d'accord bu ñu investiree. waaw nit ñi dinañu dund. xaalis bi dina des biir Boubacar est-ce que mën nga jël sa casquette opposant rek nga teg ñu wax en tant que sénégalais. ci la ne ni. non 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 kon mënoo nekk opposant nekk sénégalais. non nañu jëlal casquette bi rek ñu teg ñu wax. déet non man solo ma casquette. non si parce que li ma bëgg a wax mooy bu ñuy wax man ak yow yaa ngi ni ma man opposant la mënuma chuchoter ci nopp gouvernement. publiquement lay wax. non li may wax naa ko proposé naa ko publié naa ko bu fekkee mën nañ ko appliquer nañ ko appliquer may naa leen ko. mais bu ñu ko bëggee appliquer ak yow. nañu toog fent lu bees loolu kay d'accord naa ko wax naa la ko nañu fent loo xam ne li mën nañ ci ànd li ma mënul ànd kay mooy ñu ne nii la ñuy doxalee réew mi mu dugal ñu ci gut ma ànd ci loolu. xam nga télé aussi ayul aussi ah. non yow ku la dégg dafa mel ni ñi ñu jiitee dañu télé dañu cuune. mais loolu la cuune nga leen jàppe ay. non man xam nga sax non j'ai beaucoup de respect. non mais ku la dégg aussi non ku la dégg Boubacar s'il vous plaît. loo gis ku la dégg. waaw sax lu gën a raw loolu lay jàpp ñu xamul dara lañu ñu cuune lañu nañ ko. non man du ma waxee noonu. xam nga man yàlla yar may na ma chance ma am tuuti yar ci côté boobu. mais buñ la joxee lépp daal te indi woo résultat. da nga télé. waaw da nga télé te télé bi li tax mu gën a garaaw télé bi mooy dañ ci boole jaawale lu ñu moom ak lu ñu leen dénk Sénégal fii ci alal marché public yi gis nga ni ñu koy joxe marché public yi ni ñu koy joxe gis nga ko alal gis nga nit ñi ni ñuy dugalee seen yi ay famille ci gestion état bi gis nga ni ñuy attribuer ressources naturelles yi coow li gis nga ko mu ngi ci gis nga suuf si ni ñu koy attribuer donc aujourd'hui non seulement dafa am télé mais dafa am mal gouvernance boo xam ne bii li mu jur mooy da ngay dem ba dootoo mun a avancer te boo mënul avancer ñaari solution moo am nga am fit am humilité d'accord nga ne nañu reprendre affaire yi wala nga insister maanaam nga ñëg gis nga boo ñëgee ci njuumte d'accord loolu moo lay dal ok moo tax je suis très sévère dans la critique mais dama objectif ci proposition yi may def d'accord mais ci proposition yooyu am nga ay instances mën nañu wax ci dialogue national